fës. Tournée économique bu njiitu réew mi Macky Sall dina dem ci ay gox yu bari bokk na ca Kaffrine waaye it dina dem ca Tambacounda Sédhiou ak yeneen diwaan fa nga xam ne nag moom mooy diwaanu Sédhiou jàngalekat ya ña nga yebbi seen i ay jàmbat ñu tënku ca CUSEMS su ko leen jiite di Sawlu Seen bokk na ca lu jëm ci dématérialisation ca la nga xam ne mooy seen i jàmbat nee na ñu fexe rek bind ca pexe ci na mu gën a gaawee lu ko mooy daanu wane seen ko bopp ci njàng ba tey examen blanc boo xamante ne dañ caa dugal mbirum góor jigéen indi coow ci réew Sénégal ña nga xam ne ñoo tënk njàng mi kenn ku ca nekk it yaa ngay yëglu di wax ne duñu ko nangu benn yoon kër gi nga xam ne nag moo leen jiite wala ministère bi bu nu sukkandikoo ca ko yor seenu kàddu Mouhamadou Moustapha Diagne lenn rek amu ci responsabilité ministère bi lu mu ci mënti doon daañu wib l'enquête ngir xam bu baax a baax fan la mbir ya jóge daañu wax it ci biir xibaar yi lépp loo xamante ne it ñeel na njàng mi ba tey jëm ci rek lu ñeel examen yi ak na nga xam moom lañu ko dàqee dat ya wax nañu ko kon ndongo yi daañu mën a bëral seenu njàng ba ci kanam ñu door a defi examen wax nañu kañ lañu koy amal daañu ci ñëw ci biir xibaar yi dama gën a yaatoo daañu ca teg xibaaru bi ci réew teg ca li yéene kaay xëye tey su ko defee xibaar yi dafay daal di buur ñaanalante. Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekk ci kaddu gi Cheikh Anta Gaye moo féete ci xaale gi ni ñu leen ko waxee ci biir xibaar yi njiitu réew mi président Macky Sall am doxuk nemmeeku gu mu daal di fas yéene amal ñu dippee ko tournée économique ci ay gox yu bari la mu fay def nag bokk na ci ay inauguration lu ci mel ne hôpital bu Kaffrine ak taliwa nga xamante ne it door na liggéey ba waaye am na lu ca des loola it dana ko def bu fa jógee dem fu ci mel ne Tambacounda ak yeneen i bërëb ngir rek la nga xamante ne mooy projet yu nu fa fas yéene def ci tournée boobu moom njiitu réew mi keneen a ngay def tournée moom nag moom mooy secrétaire général national bu syndicat autonome jàngalekat moyen secondaire du SAEMS Sawru Seen ay jàmbat yu mu yebbi xalaat ne bu fekkee ne Sédhiou yëkkati na ko fa moom dina dugg ci nopp njiitu réew mi nga xam ne ma nga jëm fu ko jege fu mel ne Tambacounda bokk na ca jàmbat yi dématérialisation bi ñeel xeex gi nga xam ne ña ngi koy xeex jëm ci lenteur administratif lu jël it prêt yi nga xam ne DMC daf ko waxoon moom njiitu réew mi te ba tey ji gisuñu lañu ca def maanaam dañu ko dakkal Sawru Seen wax ci it ne jàngalekat yi nga xam ne dañoo dugg ci wàllu ko politique tey jànkonteeg jafe-jafe ndax rek li ñu am engagement ci parti bu nu mënti ne ma nga leen di jàppale ay kàddoom Ibrahima Diallo moo ko taataan ñu déglu. waxtaan nañu ak jàngalekat yi te wax nañu seeni situation mooy situation bu jafe situation lenteur administrative yi parce que tant que gouvernement au Sénégal par rapport aux avancements aux validations aux intégrations dañuy laaj ay dossiers yooyu di traîner lenteur administrative yi dafay am ba léegi li ma jàpp nag tey ñoom ñu jàppoon ko ak ñun mooy à travers atelier bi nga xam ne tenir nañ ko Saly mooy ñu dem vers la dématérialisation beneen élément bi mooy système u payooru agent fonction publique li ci président de la République waxoon mooy que système bi dafa nekk un système inéquitable frappé d'injustice système bi dafa bëri ay rëq-rëq li ci des mooy ñu corriger ko te correction yooyu dañ koy xaar ci gouvernement bi. jàmbat yi bokk na ca ñu fexe ba ñoom jàngalekat yi ñu am banque boo xamante ne dañ leen di lebal lépp woo xamante ne la ñu cay jël du bari teg na ca nag di wax rek faaw ñu amal yeesal wu wees jëm ci BFM bi ngir rek lu jëm ci BFM doon loo xamante ne dafay jaar yoon Sawlu Seen ba tey ñu déglu ko ci micro bu Ibrahima Diallo. dafa jot nag jàngalekat yi xam seen bopp nangu ñu créer banque jàngalekat yi banque boobu buñ ko créer dina mën a permettre jàngalekat yi sur la base de leur niveau salarial mais ñu mën a am ay crédit yoo xam ne mais dinañ ko mën a supporter mën ci tabax seen kër mën ci jënd auto comme tous les agents de l'État défiscalisation bi li syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire jàpp mooy pour war ko fay son rappel moom amu ci benn responsabilité li ci graaw nag mooy buñ la waxee sa rappel bi li nga waroon jot de 4 millions la waaye impôts yi lekk nañ yeneen 2 millions yi loolu dañ jàpp ni lu anormal la. ñu wiires ba tey ci njàng mi wax ci birum ñaari borom tur yi loolu nag dafa doon ab sujet boo xam ne dañu ko dugal ci candidat yi doon def examen blanc ci baccalauréat te fa ñu dippee IA bu Tëngéej loolu nag tax ba coow jóg ci mbir mi ñi nga xam ne ñooy organisation société civile yiy ca yàbbi secrétaire général syndicat jàngalekat libre yu Sénégal di SELS authentique joxoñ baaraamu tuuma kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère de l'éducation nationale ndax loolu nga xamante ne dañu ko dugal ci examen blanc jëm ci ab ndongo boo xamante ne da doon wax ab tout
tànk boo xam ne da doon wax ak waajuram di ko xamal ne mën naa doonub góor jigéen dara nekku ca loola nag la ñu dugal ci examen anglais bu xamante ne moo ñeel examen blanc yi matière anglais bi moom nag ñaawlu na ko bu baax a baax di wax ne nañ ca bàyyi xel bu baax a baax ndax ëllëg lu nu mel mën naa jéggi dayo ñu déglu ko ci téléphone bu Safiatou Ba Ndiaye. ñun nag mënuñu fi nekk ñu bàyyi ñëpp foo ne ñun ay yaafus lañu ñëw si école bi bëgg fi tabax bëgg fi tabax sénégalais góor jigéen bëgg fi tabax nitu góor jigéen loolu duñ ko na jàngalekat yëpp takkaat seen tubay takk seen sër mooy jàngalekat yi d'abord bu fi kenn proposé sujet yu demee noonu suñ ñu ko proposé ñu rejeté ko ba pare commencé sensibiliser xale yi sensibiliser parents yi pour que mbir mii mënuñu jaaree fenn réew mi pour dugal fi mbirum góor jigéen si école rek lañ ko bëgg a jublu si école Jules Ferry bii nga xam ne kenn xamul école lan la du suñu école Sénégal mais école tubaab la ñëpp taxaw parce que jot na également suñu deful ndànk ñun li ñu mën ñu ngi koy def wante parents yeeg autorités ni si ñëpp wax interpeller ministère de l'éducation nationale interpeller académie bu Rufisque pour que lii bañati fi am te dootu fi amati parce que jàngalekat yi dañu taxaw. ca loolu sax responsable organisation yi société civile yi am na ci ñoo xam ne jot nañoo dem ba ca iya bu tëngee ci ngir rek ñaawlu kàngam yi yëngu ci wàllu njàng mi nag wax ne sujet bi nga xam ne jox nañu ko ndongo yi lenn rek lañu ca jublu moom mooy xool natt ndax la ñuy def ba nangub góor jigéen ci réewu Sénégal te lu nu mel xel xalaatu ko benn yoon Mouhamadou Moustapha Diagne directeur bu communication formation ci ministère éducation nationale jàpp ne mbir mu ñaaw la teg te it sax dafa doon loo xam ne ëllëg mën naa indi njeexital boo xamante ne du baax ci réewu Sénégal épreuve bi sax jot nañu ko dindi delluwaat ginnaaw daañu xoolu enquête ngir xam nan la ñu def ba épreuve boobu dugg ci biir examen blanc bu iya bu tëngee ca ñu wax ci leneen évêque yu Sénégal ñoom ñaawlu nañu mbirum góor jigéen ci réewu Sénégal teg ca nag di wax ne diine chrétien nanguwu ko benn yoon ba tax na démb ci janook taskatu xibaar yi wax nañu ci ay poñ yu bari bokk na ca ñàkkum xëyum ndaw yi bokk na ci it li nga xam ne rek moom mooy nguuru ko Sénégal naka lay fexe ba sukkandiku ci li ñu dippee emploi vert ñu teg te di wax way politique yi nga la nañu yërëm askanu Sénégal seeni jàmbat ñu fexe ba nit ci ak pexe ñu ànd ci ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck. évêque yu Sénégal di condamné mbirum góor jigéen fii ci suñu réew Monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque de Dakar. li ñu war a jiital mooy li mun a sàmm dund nit ñi. affaire homosexualité def nañ ñi itam li woor ba woor ci li ñu gëm ak ci li ñuy jàng ci suñu ànduñu ak homosexualité waxoon nañ ko Cees bi mu leer nañ ñu ngi koy waxaat fii na gën a leer na. kilifay jàngu bi dajaloo ci li soxal conférence épiscopale ñaax communauté yi ñu dugal seen loxo ci yorinu li doxal séminaire yi. dañu daan am ndimbal bu jógee Vatican ak yeneen partenaire waaye ndimbal boobu mu ngi wàññeeku bu baax a baax ba tax na il faut ñu mun a organiser ci sunu biir ba communauté chrétienne yi mun a gën a participer ci formation wu ñi mun a nekk la loolu mooy. gannaaw ba ñu jàngatee tolluwaayu réew mi ñoom ñu ngay yóbbante ay kàddu yi jëmale ci ñi nga xam ne ñooy woy politique yi. waaw Sénégal fan la tollu tey fu ñu nekk. ñu xam ne boo nekkee ci nguur gi boo defee politique boo nekkee ci administration bi foo mënute doon ci Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom te li ñu war a jiital mooy intérêt wu Sénégal du intérêt wu parti politique du intérêt particulier yi. ci jàkkaarloo ak way taskatu xabaar ya ñu amal gannaaw seen ak lël bi ñu tàmmoon di def fii ci Cap des Biches bu Tëngéej ñii di évêque yi ñaan ngir jàmm dellu si ci diggante Israël ak Palestine. Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Rufisque, Zik FM. keneen ku def janook taskatu xibaar yi maître El Hadji Diouf moom nag yëkkati kaddu na mu ko tàmm di defee teg ko ci kaw njiitu Pastef Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement M2D mouvement pour la défense de la démocratie mu jàppee leen sax ay reykatu nit teg ci di wax ne ñëpp ñi faatu ñoom ci seen ndodd la ko teg moom maître El Hadji Diouf avocat bi nga xam ne mooy avocat masseuse bi di Adji Sarr jàpp ne plainte bi nga xamante ne teg nañu ko ci kaw Ousmane Sonko moom bokk na ca ña nga xamante ne kon te moom la jóge mu cay tegit di wax ne mémorandum ba nga xam ne M2D génne woon na ko xotti na ko ci digg bi ndax gëmu ca lenn ñu ànd ci ak Alassane Balde. jaare ko ci Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna maître El Hadji Diouf nag jàpp ni lu njig njàkk ñoom ñooy njàkk moom mu daal di tuumal ñaar ñoo ñilee ne lépp lu mën a xew rek ci wàllu ñaawteef ak faat bakkan ci manifester yi ñu fi nemmeekoon du kenn ku dul ñoom ñoo ñee. ñu jàppaleen ñoom ñëpp yóbbu tëj leen muy Sonko ak gaay bi lors de la deuxième vague. Donc de la première il a dit ku rey benn bakkan rek safara ngay dem. lu jëm nag ci mémorandum bi nga xamante ni waa M2D génne nañ ko moom mu jàpp ni nag ay sàcc la yuy yuuxoo sàccee. mais Sonko kan la yab M2D ku ngeen yab yéen mais yéen waa M2D yéen
tax mu jàpp ni daañu leen kalaame ci cour pénal international ba tax muy tàllal loxo képp nga xamante ne rek victime nga woon ci yooyu de manifester ngir rek booloo jàmmarloo ak ñooñee mu jàppee ay criminels yu mag a mag. Forum du justiciable ne faaw ñu saytuwaat article L31 article L32 bu code électoral ni nga xamante ne moom la ko audit bu fichier électoral bi waxee organisation bi nag jàpp ne rek faaw espace politique bu Sénégal ni mu doon mel jamono ji maanaam tàng jër ñu fexe ba nu mu gën a dalee mu jàpp ne expertise boo xamante ne la mën nañu koo jëfandikoo bu fekkee ne rek teg nañu fi loi amnistie maanaam ñooñu nga xamante ne dañ leen a tegoon loxo ci ab diir ñu fexe ba nu ñu leen ko balee bu ñu ko waxee ci wàllu ko politique xel yi dem ci Karim Wade ak ki nga xam ne mooy Khalifa Sall ñu déglu Boubacar Ba ci téléphone bu Mouhamed Diop. espace politique bi tey daf ci am ay leader politique yoo xam ni mënuñu bokk ci ay échéances électorales ñu jàpp que ni tey bu fekkee ne dañu bëgg a woote jàmm ñooñu tey dañ leen war a mun a permettre ñu mën a ñëwaat ci langue politique bi ku ci mel ni Karim Wade ak ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall donc ñun forum du justiciable muy liggéey ci li nga xam te ni mooy loi amnistie boobu ñu ni kat ñu def benn contribution wane en tout cas tey bu ñu ñëwoon bay voté loi amnistie boobu nan la war a mel naka lañ koy tëggee ci exposé des motifs yi mais également article yi nga xam te ñoo war a nekk ci biir loi amnistie boobu yan article naka lañ ko war a mën a bindee yan infraction également la ñu war a mën a viser ci loi amnistie loolu moo war a tey ñu def contribution boobu. ba tey ci xibaar yi ci wàllu ko tënk ñu wax ne ministère bu ñu dénk wàllu ko finance ak budget joxe na njëgug avion bi nga xamante ne indi na coow ci réewu Sénégal LA320 wala boog A320 Neo bi nga xamante ne Sénégal am na ko mi ngi toll ci juróom fukki milliards ak juróom-ñaar ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari milliards ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari millions juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróomi junni yu tegal fanweer ak juróom fukk ak juróom-benn ci koppar loolu la Abdoulaye Daouda Diallo daal di xamle démb ci ngoon ci assemblée nationale ministère bu ñu dénk wàllu ko finance budget jàpp ne koppar googu nga xamante ne jëndee nañu ko avion yi nag dañu ko dugal ci loi de finance boo xam ne dañu ko ci atum 2019 atum 2020 ak atum 2021 li ci des ñu war koo fay ci ñeenti milliards képp la toll ak ñeenti téeméeri millions daanu ko fay bu fekkee ne jot nañu avion bi moom Abdoulaye Daouda Diallo démb ci kanamu député yi la daal di taxaw ngir rek daal indi ñaari projet yoo xam ne dafa bokk ci code des pensions civiles ak militaires ci wàllu ko retraite ak pension militaire ci avion présidentiel boobu ba tey ñu des ci ak Matar Ba moom mi ci yàbbi jëruñ ju dénk wàllu ko tàggat yaram jàpp ne coow la woo xam ne ñu ko indi ñëpp ay politiciens lañu jàpp ne mbir mi du priorité ci réewu Sénégal ñoom ñoo tax ñu indi booba coow waaye lenn amu ca la mu ca teg rek moom mooy njiitu réew mi kaaraangeem moom moo tax ñu indi avion bu yees ndaxte dafa bokk ci li nga xamante ne la mu doon demee ko dikk amul woon kaaraange gu mat sëkk kon nag jot na ñu wut avion boobu te it ba nu koy jël la mu jàpp rek moom mooy boobu duggaguñ ci mbas mi Matar Ba ci micro bu Alioune Badara Sonko. président Macky Sall bu demee investir ci lu mel ni avion ñëpp xam nañ ni du investissement personnel. parce que avion ku ko jënd bu bees lu mu dee xanaa dina am fanweeri at te xanaa fanweeri at nag président Macky Sall lu ko nit ñi bëgg a bëgg it moom am na leneen lu mu nam bu paree ci réew mi kon yëf yi du investissement bu muy yóbbu këram du investissement personnel te réew dafa am xar kanam man mii jóge Màkka tey ba ñu fa demee nekk ministre des sports donc ñu jëlee la Riyad jël avion jël ay oto policier gendarme ñëpp ñu dem ak yow ba ca Kaaba ga ci waxtu yi nga xamante ne waxtu pandémie la loolu xam nga ne jox cër suñu réew moo tax te jox cër suñu réew dafa bokk ci sa réew am jumtukaay yi mu war a am. juróom-ñetti waxtu tegal na ñeent fukki simili ak juróom-ñaar yéen a ngi taataan xibaar yi ci Zik FM di rajo bi jiitu lu jëm ci xaajaloo moo am ci assemblée générale bu syndicat liggéeykat yu Dakarnave liggéeykat ya nag bàyyiwuñu leen ñu amal manifester ga ci biir entreprise bi commandant gendarmerie nationale section protection environnement bu société bi moom moo dakkal seen jano ak taskatu xibaar yi secrétaire général bi jàpp ne lu nu mel tënkuwut ci yoon te it daanu ko kalaame Pascal Gomis secrétaire général bu syndicat bi ci micro bu Fatimata Diop. bon waa Dakarnave dañoo bëgg a organiser ay élections avec beneen liste boo xam ne du liste SATNAV bi nga xam ne moom moo nekk fii Dakarnave te am récépissé suñu récépissé ça date de 2005 syndicat bi ça date de 2003 waaw loolu moo taxoon ni ñu woo travailleurs pour wax xamal leen ni que manifestation bi organiser sans Pascal Gomis le secrétaire général manifestation boobu nekkul manifestation SATNAV waaw SATNAV tey ULSAS sa nekkoon mais jógee ne ULSAS mu ngi UDTS donc bu ñuy organiser élection de délégué personnel tey yàlla
SATNAV UDTS mais ba ñuy organiser élection ñu ne ñun duñ ci bokk ñun ñi nga xam ne ñoo taxaw ba direction war a organiser des élections le SATNAV dont Pascal Gomis est le secrétaire général donc loolu moo doon suñu problème moo tax ñu ne ñun tam dañuy informer nit ñi les autorités surtout nos autorités. ñu wax ci leneen comité sénégalais bi nga xam ne mooy addu kaaraange ñi jëfandikoo wàllu courant ñu dippee ko COSUEL ñoom nag dañoo amal ab jéego yu yees yoo xam ne teg nañu ko ña nga ko tegee bi yoon te caaroy jëm ci daje ak imam yi délégué quartier yi ak ñeneen ñi nga xam ne dañu jëfandikoo yenn ci matuwaay ku jumtuwaay bu Sénélec ngir rek xool naka la ñuy fexe ba installation électrique yi ci biir kër yi mu am kaaraange la ñu ca jublu nag accident yu bari dañuy koy nemmeeku ca naka la ñuy defee yooyu installation nu sukkandikoo ci protection civile téeméer boo jël juróom-benn fukk yi day dooni accident yoo xam ne courant moom moo koy indi ka nga xam ne nag moom mooy chargé de communication bu COSUEL mooy madame Sonia Guissé ñu déglu ko ci micro bu Younousa Baldé. ab décret moo jóge ci njiitum réew mi di digle ni bépp installation laataa ñu laa joxati électricité dangaa war a amee kayit bi firndeel ni say attestation dëppoo na ak say installation dëppoo na ak li yoon santaane loolu moo tax a jóg COSUEL mooy aar askan wi dund ba nga xam ni lakk-lakk boo xam ni ci électricité la jug doon loo xam ni fàttaliku lay doon ci population sénégalaise. nee nañ lu toll 60% ci installation électrique yi dëppoowul ak li yoon santaane artisan électricien yi ñi nga xamante ne ñooy dem di installer askan wi ñoom lañ njëkk tàggat ba ñu mën di defar ay installation yoo xamante ni dëppoo na ak li yoon santaane. leneen loo xam ne it mën naa indi jafe-jafe ci réewu Sénégal mooy soppite ci wàllu climat lu nu mel nag tax ba lu toll ci ñeenti secteur ci fi nga xam ne mooy région bu Ziguinchor ñu amal fapp waxtaan loolu woo xam ne danoo xool secteur yi nga xamante ne mën nanoo fexe ba indi pexe ngir rek bu soppite climat amee ñu mën a jàkkaarloo ko jafe-jafe yi looloo tax nag ñu daal di cay waxtaan démb lañu ko daal di amal comité régional développement ci mbir mi ñoom ñoo ko doon waxtaanee Gabriel Ndiaye mooy coordonnateur projet d'appui plan national adaptation bi ñeel wàllu climat yi ñu déglu ko ci micro bu Abdourahmane Diallo. ñu war a def benn étude scientifique boo xam ne day concerner 4 secteurs yi donc nu ma ko waxoon secteur mbéy bi wér-gu-yaram bi mbënn bi ak tali yi boog ñu xool naka soppeeku jaww ji bi lay yàqee tey lay amee yàq-yàq ci secteur yooyu donc loolu soxla na ñu xam ko pour mun a xool d'ici année yu ñuy ñëw yan saafara la ñuy teg ngir ñu mun a permettre région bi ak en tout cas niveau national bi ñu mën a faagaru pour ne pas ay yàq-yàq yu bëri vraiment am. xibaaru biti réew dañu koy dooree ci réew bu Mali vice président colonel Assimi Goïta moom nag daanaka nëbbuwut benn yoon la mu bëgg rek mooy doon ci digg transition bi mu am cek baat lool ndax nag dina dem ba mu jeex wala sax ndax la nga xamante ne moom la gàddu du ëpp ci moom maanaam bu ma mu sol lu mu ci mënti doon ginnaaw ba nga xamante ne démission am na bu président Bandaw ak coup d'état ba nga xam ne moo fëgub dënnam xam le ne moom mi moom amle boobu léegi moom képp moo nekk ci kanamu seen politique bu Mali waaye it gët yu bari ci réew yi bàyyi ko xel mu mel ne communauté internationale bi ñeel CEDEAO Union africaine ba ci sax réew bu France ak Angleterre ak réew bu Allemagne kenn ku ci ne yaa ngi koy bàyyi xel tey jii mu doon nit ki nga xam ne moo ëpp doole ci réew bu Mali. ci République démocratique bu Congo tribunal grande instance bu Kinshasa Gombe moom nag mu ngi jamono ji war a joxe verdigam bu ñeel procès ña nga xamante ne ñoom la ñu tuumaal ne ñoo faatoon que jiite woon renseignement militaire général Delphine Kahimbi moom dañu ko fekk mu faatu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2020 ñoom ñu tuumaal nag bokk na ca ka nga xamante ne mooy soxnaam ak ka nga xam ne moo doomu jiitleem moom ñoom ñaar ñooñu wala gorom ñoom ñaar ñooñu kon la ñu daal di tuumaal te la ñu dippee homicide volontaire ñeel rek wàllu ko préméditation maanaam dañu koo xalaat ba noppi def ko RFI ma nga xamante ne ma nga woon ca biir procès bi jàpp ne dossier bi dañu ko yóbbu instruction lu mu ci mënti doon kon procès boobu daanu joxe verdict bi xam dëgg-dëgg kan moo faat ka nga xam ne moo jiite woon renseignement militaire foofa ca réew bu République démocratique bu Congo kon xibaar yi tàggat yaram ak li yéene kaay xëy tey